dama bëgg ngeen xool photo bi dama leen di dégluloo benn audio en attendant. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sonko TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di wax rek ne message bi moom suñu biir xol lañ ko jëlee pour jàllale ko ci panel bi et puis ku ko mën a tasaare nga tasaare ko mooy rek ñu wax ne mbuur jeunes yi ñu ngi jeex jeune mbuur yi ñu ngi jeex xale yëpp a ngi dugg ci gaal gi di dem di dee ci biir géej gi ñu di ñu ko nëbbu presse bi nanguwuñ ci wax kenn nangu ci wax ñu naa ñu ay 100 jeunes dee ak ay 140 jeunes géej gi li fi dee ci ay jeunes doomu aadama mënu ko wàññi à partir de la 24 mboolem gaal bu fi jógee ne day dem Espagne presque egguloo parce que météo dañu waxoon ne à partir de le 26 géej gi dina yëngatu Europe day commencé sedd ndox mi day sedd ndox mi day. gars yi jéggal leen ma de baal leen ma continuer leen audio bi baal leen oh my god. da ngay gis koo xam ne ni ci àll ba la jógee dëkk ci àll bu mel ni fu ma dëkk ci biir Saloum jógee fa ñëw Mbour passe 400 000 ne da ngay dem Espagne sol t-shirt sol ay croisé ne da ngay dem Espagne balaa ngay egg Mauritanie sedd bi rey la te ku dee ci gaal gi gars yi lañ lay sànni ci biir ndox mi da ngay gis gaal gu def 140 personnes ñu teer fenn ñu ne 27 ci des wala ñu ne 28 ci des na ci état bi wax nit ñi nañ jàllale message yi nit ñi jot ci ñu xam ne li Mbour ba jàpp Warang Ñaliñ ba Pointe Sarène ba Mbodiène Joal xale yëpp dee nañ ci ndox mi ñu nekk fi naa ñu ay 100 ci dee ay 200 ci dee li dee ci ndox mi doomu aadama mënu ko wañ fii Mbour boo demee quartier bu ñuy wax golf parce que kër goo dugg am na dëj xale yëpp dee nañ ci biir ndox mi ñu nekk fii di fen nit ñi naan leen mais c'est du n'importe quoi ba pare presse bi defuñ seen rôle topp di ñu amerde ay Idrissa Seck ay remaniement ministériel ay Idrissa Seck ay Macky Sall di n'importe quoi xale yaa ngi dee ci ndox mi kenn nangu ci wax amul benn journal bu mun war a déplacé wu ñëw ñu xam la dëgg lan moo xew ci dëkk bi parce que ñoom journalistes yi ñoo préféré nangu ñoo informer nit ñi lu dul ay sensation nekk fi naa ñu Idrissa Seck da doon dilet lu ci suñu il nous amerde nañ wax ci lii nañ wax ci gaal yi xale yaa ngi dem ci gaal yi ba biig ci guddi dégg naa am na gaal bu fi déparé Mbour fii jëm Espagne loolu dafa jaaduwul nañ ci wax nañ ci suñu autorités yi jël ay seeni responsabilité ñu arrêté nit ñi ñu arrêté jeunes yi dem ci gaal gi ci géej gi di dee li ëpp na vraiment ëpp na ñu ngi jégal bu baax ci kàddu yi. C'est extraordinaire. C'est ça la conversation aujourd'hui dans mon pays. Échec total de mon gouvernement. Les jeunes Sénégalais ont pris leur décision, ont pris leur responsabilité. Nee nañu dañuy dem bu ñuy dee ci géej gi ñu dee. Parce que en réalité am na lu ñu wax xam nga par exemple tey mën ngaa yaakaar ne mool bii de jàngul ay jàngam soriwul mais écoutez le mool qui a fait son analyse mu ne 50 personnes ñoo dee ci coronavirus bi et Macky Sall a encaissé 1000 milliards te nee na def na ci xaalis bu nee sax def na ci amaana 60 milliards donc mool yi ils se disent que comment se fait-il que 400 personnes defuloo ci 1 franc tu mets 1000 milliards sur 50 morts coronavirus tey maîtriser nañ ko Sénégal laa mën a wax parce que li leen gars yi waxoon rek nee nañ leen dans l'Afrique noire maanaam ci tàngaay bi coronavirus du fa am doole ñun si suñu dëkk yi sax wax dëgg yàlla propagation bi bari na waaye fi mu toll nii maîtriser nañ ko maanaam coronavirus lim fi reyati ci ay doomu aadama amul fu mu tollooti donc loolu duma ci sori mais tey comment se fait-il que coronavirus Sénégal total en tout et pour tout peut-être boo compter 50 personnes ngay compter wala 100 yi ci faatu on a 400 à 500 personnes qui sont morts 400 à 500 personnes ñoo faatu te gouvernement Sénégal defu ci dara 1 à 500 doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan te gouvernement Sénégal newu ci prix c'est extraordinaire et vous parlez de toutes les choses que vous voulez journaliste du Sénégal ku ci jaay ndaanaan rek ku ci mën a daagu rek nga ne kii la ñu ngi jaay rafet ñu ngi jaay taar ñu ngi jaay lii ñu ngi jaay lële te li nga xam ne moom mooy importance waxtaan ci Sénégal kenn du ko wax keroog de seetaan naa vous et nous à leur crédit vraiment
gis naa ñu jël ci benn initiative bu extraordinaire seetaan naa ko ci YouTube bi voilà j'ai vu qu'ils ont pris une initiative extraordinaire te c'est à saluer parce que de wax dëgg yàlla doomu aadama tamit bu defee da nga koy wax sama grand cheikh maa ngi lay ziyaare maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga développé. salaamaaleykum maa wa ngi lay rahmatullah ziar maa ngi lay delloo ziar baax a waaleykum baax salaam na ngeen def ziar Tonkara ñu ngi lay delloo ziar naka njaboot gi ñu ngi mbaa dellu ziar mbaa ñëpp ngi am jàmm alhamdulillahi rabbil alamin ñëpp a ngi am jàmm yal na yàlla yokk jàmm ji ak xéewal yi amiin ya rabbi yàlla man de daa am lu ma bëggoon a laaj rek maanaam ci diggante xale yi dem ci Barça wala Barsaq waaw nan lañ war a mën a def ba xam naa toogloo leen sax du yomb waaye nan la ñuy mën a def ba gën leen a convaincre ñu toog ndax la ñuy demee noonu di xaru ji daanaka du xaru sax dañoo ñàkk pexe mais buñ ko defoon génn massivement ñaari fan Macky Sall dinañu abal Sénégal yee ko moom mais nag xam naa dana du yomb ndax wax dëgg yàlla daal jaaxle nañ ñoom ni xale yi jaaxle ñun ñii ni lañ jaaxle man du ma nelaw waaw du ma nelaw sama kilifa yi fan yëpp nelaw ma fan yëpp problème bi ma am mooy damay tëdd ba guddi di gis ay doomu aadama yuy dee ci géej loolu nu mu yenoo maanaam képp koo xam ay doomu sénégalais sama ay frère sama ay sœur sama ay jarbaat ñuy dee ci géej gi di leen tufli ay doomu aadama di dee di souffrir dem Mauritanie ñu ne la bato bi 108 personnes la yeboon 27 ñoo yegg ci tefes non xam nga parce que ndeysaan dañuy dee ñuy sànni wante ci biir géej da ngay dem ba waaw parce que da ngay dem ba jeunes yi dañuy sànni seen xol yi day dëgër waaw parce que fii buñ mënuñoo nekk ak ñoom ci bato bi ñuy décomposition di xeeñ aussi dañuy obligé sànni leen ci géej gi jën yi lekk leen wala ñu non doy na wax képp koo xam ne dereti gor mi ngi daw ci sa yaram moom fan yii vraiment doo nelaw doo lekk doo nelaw am nga lu la naqari trop te daal wax dëgg yàlla daal Sénégal daal man daal jaaxle naa wax dëgg yàlla ana suñ kilifay diine yi dañ ko yëgul wala dañ ko gis wala ñoom dañ cee war ta wax xanaa ñiy dem duñ seeni njaboot duñ seeni taalu bi xanaa duñ askanu Sénégal xanaa duñuy jullit ah non lii daw na yaram Sénégal maanaam Sénégal gan wóor na yàlla buñ dee 50% yëpp safara lañ jëm parce que duñuy julli dañuy fenn rek ay naafeq doo nga fa nekk Sénégal man maa ko wax na buuba bu yow ñu rey ma Sénégal 50% yi ay naafeq lañ dañuy sol yi jullit sol yëre yu rafet di wax du leen neex waaye seen xol yi boo ci demee moo gën a ñuul këriñ li ñuy wax dara du dëgg ci ñoom 400 personnes 500 personnes mais ci réew mais guerre xam nga guerre civile sax bu amee ci dëkk nombre boobu mooy dee Sénégal guerre civile moo fa am fi mu toll mooy Macky Sall dafa teyteelu bàyyi jeunes yi pour ñu rey seen bopp parce que xam na ne jeunes yi bu ñu dee moom li muy ragal dootul amati xam nga li ma ci gën a naqari man li ma ci gën a métti bu ci sama xel demee rek sama rongo yi ñëw sa journaliste yi Sénégal yi télé yi doo dégg benn télé wax ci benn télé doo dégg mu wax ci bu mooyee di TV ak Africa 7 ñaar ñooñu dong ak Walfadjri ñoo ci wax waaye yeneen télé yi moom xanaa ñi leen di seetaan sax ñoo koy déglu waaye vraiment daal daw na yaram et puis tey manifestation bi ñu doon def bi ñoom Abdou Karim doon def tey vraiment réussir nañ kontaan nañ ci bu baax a baax Macky Sall bu fekkoon ne as gor la kuy torax kuy rus tey gàcce dana ko rey mais nag dus gor amut xolab yërmande sëñ bi Macky Sall wax na leen moom ci nouvel ordre mondial waaw sarli la nouvel ordre mondial mooy ay doomu aadama yu bariwul ci waaw mu ngi koy xaw Europe ci li muy dox mooy l'Afrique sans les Africains Europe ci loolu lay dox Macky Sall franc-maçon la Macky Sall yoonam nekkul ci ñu marshal yonenti yàlla wala ñu marshal yonenti yàlla Moussa wala ñu marshal Jibril Macky Sall yoonam new ci waaw léegi man Sénégalais yi jël leen seeni ay responsabilité pour ma bañ laa tey ci Macky Sall doomu xaram la franc-maçon la dëmm la pour ma bañ Macky Sall waaw Ablaye Wade waxoon na leen fi dëmm la xam nga Ablaye Wade xam na xamante nañ bu baax waxoon na fi Sénégalais yi mu ne Macky Sall dëmm la waaw waxoon na ko de
te gisaguñ lu ko dindi. waxoon na leen ko. waaw mais lan mooy dëmm. lan mooy dëmm ngeen defe ne. mooy reykatu nit reykatu nit rek mooy dëmm. mooy dëmm waaw du question ne ku koy rey di ko lekk rek mooy dëmm kuy rey nit rek dëmm nga te tey ko. te lii rey nit te tey ko la. parce que mënuñu naka lañ lay joxee réew nga bàyyi juróomi téeméeri doomu aadama di ñàkk seen bakkan ay gone ay ndaw. te yëgalu ko yaramam sax kat fi ne yëgalu ko yaramam loolu du mu yenoo maanaam. Macky Sall dëmm la. franc-maçon la dëmm la. waaw léegi ma benn question bi ma bëggoon a def rek te bàyyi la maanaam Sénégal ni ñuy def ba tàggoog moom xam nga lu ma dama am lu ma jaaxal sëñ Tunkara Macky Sall kër diine yi ci Sénégal yi man Touba laa dëkk man nëbbuma Touba laa dëkk ab murid laa Touba laa dëkk mais Macky Sall képp ku yeewoo Sénégal xam nga ne ak njullitam wérut pourquoi fu mu dem kër diine gu mu dem ñu di ko tagg ka sant ak a ñaanal te naan moom lañu àndat dañoo xamul li muy def Sénégal dañ koo xamut wala dañ ci ànd ak moom loolu ab question bu may laaj vraiment maa ngi lay sant di la gërëm xol yëpp jeex na vraiment maa ngi lay sant di la gërëm yal na la yàlla lafal cat jërëjëf Sénégalais il faut loolu ngeen xam ko Sénégalais il faut loolu ngeen xam ko Macky Sall c'est pas une personne digne te li ngeen bëgg mu xew Sénégal mooy ay doomu aadama yuy xaar dignité mais ci kiñ koy xaar il n'est pas digne te boo leen fi toogee nit yu mel nii yàlla indi na leen ay centaine d'années ci kaw suuf pour jàngal doomu aadama ay leçon yàlla indi na ay nit yu mel ni Macky Sall des centaines sur terre gis nañ fi ñoom Iblis gis nañ fi ñoom Firawn gis nañ fi yeneen doomu aadama yoo xam ne dañ fi ñëw pour noot ay doomu aadama façon doomu aadama buy nootaate bu ne ci àdduna bi gis nañ ko la différence entre la Corée du Nord et le Sénégal Corée du Nord au moins ma wax leen dara de au moins waa jooju mi ngi toppatoo ay nitam maa la wax li Corée du Nord kenn génnu fa dem ce fou du Corée du Nord la dof bi Kim Jong-un saram ndeyam moo gën Macky Sall bu dee Kim Jong-un bu dee moo gën Macky Sall bu dund Kim Jong-un bu dee moo gën Macky Sall bu dund Corée du Nord ñoo gën a nekk ci jàmm Sénégal ci dëkk yu gën a torox ci àdduna bi ci la ñu bokk Sénégal ci dëkk yi gën a torox ci àdduna bi ci la ñu bokk ngeen jéggal ma parce que par exemple yenn saay bu ñuy wax ñi xam dañ koy xam sax ñu tey ko dañuy defe ne li ñuy wax pour yabel la c'est pas pour des foutaises li may def nii mënatuma ko I can't do it this is crazy Macky Sall dëmm la Macky Sall nooxoor la Macky Sall franc-maçon la loo leen xalaat ci àdduna sweet dreams bon rêve sweet dreams naka ngeen mën a toogee ngeen yaakaar ne Macky Sall dina changer Sénégal Macky Sall du changer Sénégal mes frères et sœurs il vous l'a dit xëy na yéen a xamul li mu wax et il l'a dit en télévision nationale nouvel ordre mondial ci la Macky Sall di dox il vous l'a dit kuy dox ci nouvel ordre mondial kooku du arrêté ay doomu aadama yuy faatu kooku bugul ay doomu aadama yuy juddu loolu laa bëgg ngeen xam Macky Sall bëggul ay doomu aadama yuy juddu ci Sénégal moom ci nouvel ordre mondial lay dox Macky Sall tey bu ko gënaloon moom ak juróomi hippopotamam yooyu rek ñooy nekk ci àdduna bi moom ak Amadou Sall ak yaayu Amadou Sall ak yeneen ñaari rakk yi ñoom rek ak Alioune Sall il faut sénégalais yi ngeen jël seen ay responsabilités Macky Sall vous a dit ce qu'il est en train de préparer la nouvelle ordre mondial
te Macky Sall ñi muy waxal di waxtaan ak ñoom nee nañu ils veulent l'Afrique sans les Africains Macky Sall bu retraité woon du fanaan Sénégal bu retraité woon suba du fanaan Sénégal beneen jour he's not gonna sleep there I'm tired wallahi dama sonn bu mu leen bett de Tunkara mu jël jékki-jékki rek jël vacances I'm tired man this is crazy ay doomu aadama nu ñuy def how bëgguma ko sax but even my voice is not allowing me to do it doomu saram ndey mi sëqatoo nañu Sénégal yëpp partagé nañ ko des vieux bâtards des salauds ay moykati yàlla gouvernement Macky Sall demal nga compter vas-y nga compter leen gouvernement Macky Sall dem leen ngeen xool yan nit a fa nekk ay nooxóor ay dëmm ay moykatu yàlla ay sàcc ay fenkat ay turian ay tappalekat kenn ci ñoom du wax dëgg kenn ci ñoom gëmul yàlla kenn ci ñoom nag gëmul yàlla ku gëm yàlla du ànd ak Macky Sall ku gëm yàlla manta ànd ak Macky Sall ku gëm yàlla doomu aadama boo xam ne da nga gëm yàlla mënoo ànd ak Macky Sall 500 morts boo waxee ñu ne yéen a ngi saaga 500 morts mes frères ils sont morts 500 people died in Senegal 500 morts 500 kids dama am doom I got kids man dama am ay doom I have kids here. asalaamaaleykum mbokk yi li ngeen gis ni nekk ay doomu sénégalais yu déparé woon Mbour pour dem clandestin Espagne bi ñu defee juróom-ñeenti fan ci biir géej gi ñu réer bi ñu réeree ñoom ñi si ëpp si ñoom dañoo mujj ñàkk seen bakkan avant ñuy teer fi nga xamante ni moom mooy Maam Xaar benn campement bu nekk fii ci Mauritanie gis ngeen image yi ni bi ñu teeree naari seen bopp ñoom ñoo ñëw doon leen dimbali doon leen wallu ñi ngeen gis ni ñëpp ay doomi sénégalais lañ et li tax ñu def vidéo bi mooy tey gouvernement Sénégal bi dafa mel ni dafa ñàkkal fayda bakkan yi nga xamante ni ñi ngi rot ci clandestin bi tey jii nii gaal gi bi muy départ Mbour di yegsi fii ci Nouadhibou def na lu mat téeméeri yu teg ci ay doomi réew mi bi muy teer tey ci fii ci Nouakchott 27 personnes ñoom ñoo mujj teer 27 personnes ñoo teer fi nga xamante ni moom mooy Nouadhibou ce qui veut dire que ni li ëpp si ñoom des nañ ci géej ñi si ëpp dëkk fi nga xamante ni mooy Gantour boo ñëwee ba raw dugg ci benn village bu nekk foofu ñii fa lañ dëkk tey jii nii village boobu lu mat 13 personnes ñàkk nañ ko si seen ay doom gis ngeen kii ngeen gis nii ñu koy jàpp di ko yóbbu nii dafa sonn naari seen wàllum bopp ñoom ñoo ñëw doon aider ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi pour ñu génn si tey jii nii ba fi may waxee yéen nii sénégalais yi ñi ngi foofu sonn nañ trop amul kenn ci gouvernement Sénégal pour dem dimbali leen gis ngeen leen tey jii ñu ngi nii ñu regroupé leen ci benn chambre ay clandestins yi nga xamante ni dañoo échoué sonn loolu seen bakkan la doon des ci géej gi ñi ñu àndaloon ñi si ëpp ñàkk seen bakkan ñu waroon am taxawaay gouvernement Sénégal waroon mën a dem jëli leen dimbali leen mais da leen bàyyi fee ci Mauritanie ñu nekk ci diggante dund ak dee ñu nekk ci guddi gi taw ba set yéen ñi nga xamante ni yéen ngi gis image yi ma bëgg ngeen jàllale ko fépp ba ñëpp gis ko ba ñëpp ku ci am mbokk mën a dem récupérer ci say mbokk. subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi voilà lii mooy Sénégal on a élu un bâtard un fils de pute qui est venu qui a bradé tous nos ressources naturelles et maintenant qui est en train de tuer nos fils voilà Macky Sall mi ngi jéem lépp lu mu man kéemtulaay kattanam pour doomu sénégalais yi des ñooñu faatu voilà ginnaaw ba mu jëlee suñu alal war ngeen xam ne Macky Sall waru faalewul doomu sénégalais bu dund ak bu dee waroon ngeen xam loolu auzu billahi mina sheytaan rajim doomu sénégalais yi de war nañoo jóg ci suñu bopp
parce que gis nga bëñ bu bon soo ko yoree si sa biir gémmiñ wekki rek bëñ bu bon kenn mësul gis foo ko mën a modifier bëñ bu nëb ci sa biir gémmiñ di metti amul dara lu koy faj lu dul wekki sànni Macky Sall doomu xaram la Macky Sall du nit ku baax Macky Sall bëggul Sénégal bëggul sénégalais yi te sénégalais yi bu ñu jëlul suñu ay responsabilité dinañu torox ñun ñëpp dee yu ñaaw lañuy dee Sénégal metti na sénégalais yaa ngi dee sénégalais sonn nañu sénégalais yaa ngi ci ay jafe-jafe façon nguuta gu ne ñu ngi ci façon jafe-jafe gu ne sénégalais yaa ngi koy dund te amul benn taxawaay boo xam ne tey man ngeen ne suñu gouvernement taxaw nañu ñu ngi ñuy tegaat ay deal ñu ngi pousse Mimi Touré pour mu dem ci goxam présenté wu ñu ngi pousse Amadou Ba mu dem ci goxam présenté wu ñu ngi pousse Aly Ngouille Ndiaye mu dem ci goxam présenté wu bu ñu paree doomu xaraam yooyu bu ñu présenté woo ba pare ba gañewaat ñoom ñëpp ñu dajaloowaat ñëw yàqaat Sénégal Macky Sall ci li muy dox 3e mandat am rek lay dox Macky Sall dof bu yaakaar ne dañuy jóg pour def taxawu Idi voilà Macky Idi lay falak dof yi ngeen di jël ay waxu dof ku ne bëgg cee préoccupé wu mes frères et sœurs on a des problèmes Macky Sall du jàpp Idrissa Seck otage di dellu di jël Idrissa Seck di ko teg ci bopp réew mi Idrissa Seck di ko jàpp otage moom yéen boo leen yaakaare ne Macky Sall dafa dof yéen a dof les Sénégalais on est devenu fou léegi bis bu ne ñu indi histoire bu bees te bu ñu yeewoo da ngay jékki-jékki benn nit bu fanaan rek gént ne banaana moo xew léegi banaana mooy faj cardiaque mu bind ko ci internet bi ne banaana mooy faj cardiaque wala nga gis benn nit bu dem ñendu rek bakkanam gi feex mu ñëw ne ñendu léegi mooy faj mettitu xol wala nga gis benn nit boo xam ne biiram a ngi doon metti mu doxot mettitu biir bi wér mu ne voilà docteur yi nee nañu léegi doxot mooy faj mettitu biir il faut sénégalais yi ngeen conscient il faut être conscient réveillez-vous réveillez-vous bu ñu yeewul Sénégal Macky Sall dina ko taal te bu koy taal moom du ko fekkee nañu yeewu ñii nga gis ñu leen di dajale di leen yóbbu ci gox-goxaan yi ay ñoom Amadou Ba c'est des infiltrés ay doomu xaraam lañu ñii di ay Amadou Ba ay Aly Ngouille Ndiaye ay Mimi Touré ay agent lañu yu Macky Sall déployé pour ñu dugg ci population bi pour ñëw yàq ñu c'est les ennemis du peuple ñooñu ay ennemis lañu c'est pas les amis du Sénégal c'est les ennemis du peuple Aly Ngouille Ndiaye nee naa leen nguuta masiba naaru lay bi gën a mag ci histoire du Sénégal moom moo ko accosté xam nga man danaa leen wax ne man dama am problème man seen naa Amadou Ba Amérique te Dakaru man dem parce que xaw ma ko woon xam nga wallahi al azim daje naa ak moom dong muy doxantu mais gis naa kanamam pour vous dire que ni ma nelawee ci Sénégal xaw ma woon ne sax kii mooy Amadou Ba mooy ministre des affaires étrangères il marchait tout seul libre ni kon Dakar naa cottu ndem rey naa ko bu yàgg sànni ko xaw ma ko je n'ai pas connu ni kon dinaa ko fiir bu ma ko xàmmee ma ne la dama toog après la toog bi mu ñëwaatee ci maison Sénégal di dugg ci biir ma dégg Amadou Ba gars yi di ko nuyu ñu ne kii mooy Amadou Ba ministre des affaires ministre des affaires étrangères ma ne la yàlla j'ai eu l'occasion amoon naa occasion pour noppal doomu sénégalais yi mais defuma ko loolu ba léegi maa ngi koy regretter oh ba léegi maa ngi am regret boobu tey laa koy mën a wax nii tey laa koy mën a wax pour sénégalais yi dégg mais ba léegi bu ma leen waxee sama xol a ngi metti opportunité boobu ma amoon man rek ak Amadou Ba ci trottoir Amérique defuma ko dara man ma romb ko ndeysaan dem ba maison Sénégal bi ma ñëwee ndeysaan bi mu doxantu jee ba yegg si waat gars yi di ko nuyu monsieur le ministre monsieur ma ne kon kii mooy Amadou Ba oh j'ai eu le regret mais fi mu ne nii am naa seen photo ñoom ñëpp te billaay ñu ngi leen di xaar Amérique moom ku fi ñëw dinañ Dakar sa lafal ndey am fii moom ñu ngi leen di xaar ngeen jéggal gars yi jéggal leen sama kàddu yi fii moom j'ai tous vos photos maintenant dama leen mémoriser dama jël seen photo yi mémoriser ko léegi
xaar booy américain yaa ngi leen di xaar ku fii wàcc ci dëkk bi dinañ la won loo xam ne di nga xam ne fii du sa territoire u bàyyi doomu xaram yi yàq ngeen suñu dëkk bi yëpp Ibou Fall maa ngi lay ziar Ibou ziar naa la bu baax a baax maa ngi lay ziar Ibou namm naa la trop vraiment nammoon nañu trop parce que li nga doon wax yëpp Ibou li nga doon wax ci Idi yëpp mi ngi nii tey tout ce que tu disais Ibou Fall moom depuis barki démb boo waxee Idrissa Seck doomaram Macky Sall doomaram yàgg na leen koo wax il vous l'a dit ça fait longtemps wax na ko bu yàgg Ibou Fall wax na ko bu yàgg affaire Idi bi waa Idi yi di rey seen bopp ñu ne voilà Ibou Fall nangam mais xoolal regarde toutes les vérités se sont exposées dëgg rek a wóor billaay wallaay tàlla nit moom booy waxal sa diggante ak yàlla rek parce que dëgg mooy mujj mooy njëkk mooy mujj dëgg moom mooy njëkk moom mooy mujj man de jihaadu nafsi laa ko jàppee man benn autorité sénégalais bu wàcc fii ci Amérique dinaa tegal ndem benn autorité bu ma fi gis man dinaa dil ak moom et après ma dem prison amul problème parce que fièrement je vais aller en prison savoir que j'ai sauvé ma nation wallahi billahi tallahi ay doomu xaraam lañu ñoom ñëpp a bon kenn ci ñoom baaxul ils ne sont pas sérieux nañu toog foofu Sénégal nëpp foofu ñun diaspora bi yëpp dañ leen war a xaar gàddu suñu yet xaar leen ni ñu defoon fii Marème Faye Sall ba mu dof loolu lu tuuti la comparé ak li leen di xaar c'est extraordinaire bu ma toogee di xalaat ñun façon doomu xaram yi nga xam ne ñoom la ñu jël teg suñu bopp réew naqar bi may dal je me dis non lii possible les Sénégalais ils ne sont pas si cons sama xol baa ngi metti my fucking heart hurts man I'm telling you sama xol baa ngi metti this is crazy nga yor réew nga yor ay nit waaw bismillah salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziar waaleykum salaam jërën ziar naa la Alain Boub la Belgique maa ngi jéggalu bu baax a baax naka mbir yi mbaa lépp taw feex alhamdulillah naqar lépp taw feexul moom naqaru xol parce que on a les jeunes sénégalais qui meurent nos frères naqar moom daanaka képp kuy gor kuy jullit kuy doomu aadama boo xamante ni danga nekk ci ak yiw danga am lu la metti danga naqarlu lii danga am loo yëg ci sa xol bi bu fekkee ne nit nga ku kay parce que nit dafa am bari façon dafa am ñoo xam dañuy nite ndax diine mooy tax ñu nite am na ñoo xam ne dañuy nite ndax dañ leen yar ci humanisme mooy nit ku nite ku xam ne day nekk doomu aadama yor xolu doomu aadama am na ñoo xamante ni dañuy nite par rapport ak peut-être seen cosaan wala seen aada mais Sénégal li waral sunu xeex yépp du ànd malgré ku ci ne ak côté bi ngay xeexee man en tant que alim am na ñoo xam ne seen li ñuy façon ba ñuy xeex xëy na du bokk ak na may xeexee xëy na mën na ma bañ a neex mais du tee lañu bokk te war koo xeexandoo muy Sénégal ku ciy wax lépp luy dëgg damay ñëw ànd ak yow man du ma nekk bokk nit koo xam ne dama naan peut-être àndoog man ci benn côté bi ma nekk wala côté bi ma féetee mooy tax du ma nangu sa dëgg man ku ma xam ne ci dëgg lay dox ba keroog may sàngo suuf mais Sénégal le problème du Sénégal c'est les Sénégalais naafeq dafa bëri loolu il faut que ñu wax ko wallahi alazim Sénégal julliti Sénégal ya ay moitié duñu ay jullit les 90% man maa ko wax man Alain Boub les 90% ñuy wax duñu dara dëgg nga wax c'est une vérité dara dëgg nga wax non li ma lay wax du dama ku ma neex laa koy waxee nag lañ lay wax ak lañuy def voir gëmuñu dara ñu ci bëri ña ca gëm dara bëriw ña ca am principe ña ca xam ne buñ la waxee tey lañ la wax mën nga koo jàpp ne lii du deñ bariwul danañ la fen danañ la sàcc danañ la wor ba pare nag ñoo ci gën a mën a bëri wax ñu ci bëri seeni intérêt bopp rek moo tax ñuy yuuxu
waaw ça veut dire que amuñu xol xam nga ne bu fekkoon ne am nañ xol ku ci ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom bu benn nit dee ñëpp danañ jug xeex loola mu jaare fa doxe fa yem fa mais ku ci ne da ngay xaar yow sa part maanaam nga deele wala sa papa dee mbaa sa rakk wala sa mbokk nga doog a jug loolu nag fekk Sénégal génnuñ ci level boobu taxaw ci levelu li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom bu benn nit dee ci géej gi ñu xam ne ñun ñëpp la suñuy doom dee ñu jug xeexandoo loolu parce que booy mënoo leen a conscientiser ci ay di leen wax ay bu leen dee ak affaire yooyu non pour ñu dee ci géej gi dañoo jeex. bi moo doon ralentir. waaw gis naa ko. sa connexion bi la sa connexion bi. gars yi jéggal leen ñu suñu frère bi connexion bi xam naa moo am tuuti effectivement li fekk taxawuñu ci niveau boobu muy sénégalais yi ku ci ne la nga bañ mu dal la nga bañal ko sa mbokk Sénégal bu ñëpp juganduwul xeexandoo ci niveau boobu bañ a jël intérêt personnel gi ñu nekkee ndax intérêt personnel mooy tey jii mooy waral tey bu Idi ñëwoon tey dem ànd ak waajee am ñu ànd ak moom ci loolu ndax dañoo bëgg Idi ndax la ñuy yaakaar ca moom gis nga loolu fekk génnewuñ ko fa ku mënti doon boo ñëwee defee lu dul dëgg nit ñi taxaw xamal ne la dangaa def lu dul dëgg dangaa trahir nation bi Macky Sall dafa trahir sénégalais yi il faut que ñu wax ko te dee tubaab yi muy roy même baayam bee di Macron ñoom ñooñu li ñuy bon bu fa ñetti nit deewoon ñu def deuil national. billahi wallahi mais ay billahi wallahi centaine de personnes. non mais mënu koo def xam nga grand lu tax Macky Sall mënul def loolu Sénégal parce que loolu échec politique la xam nga Macky Sall tey imaginez journaux Sénégal yëpp bind ne 500 jeunes sénégalais en 2020 ñoo dee ci géej gi jéem a dem Europe xam nga loolu est-ce que xam nga loolu lu muy niro. mais c'est la vérité 500 laa la wax 500. mais et c'est des milliers qui partent c'est des milliers qui partent 500 la ñu déclaré ils ont déclaré 500. c'est des milliers de jeunes mais grand loolu xam nga nu mu mel. dafa mel ni ñu ne dëkk mi ngi takk doomu aadama yi di génn Rwanda sax melul woon noonu Rwanda bi muy takk ci n'importe quoi c'est déplorable doomu aadama yu toll noonu dugg ñu géej gi ba pare au lieu presse bi wax ji presse bi ñoo gën a nekk ay fake ay défaillant lañ presse bi ay boo ciy tànn ñi ci nga xam dañoo taxaw ci dëgg bariwuñu duñ ci wax mais bu presse bi yëpp génnoon wax ci def influence sénégalais yëpp génn kii dana fi jaaree respecté sénégalais yi ba foofu mais gis nga sénégalais yi nag fekk respecté wuñu seen bopp kenn du leen respecté waa ji faale wuñu je te jure ils s'en foutent des sénégalais ne ñëpp dee faale wuñu li fekk sénégalais yi nag taxawuñu benn nit bu dee mu nekk ne ku nekk def ko ne sa doom la wala sa rakk la wala sa ndey la mbala sa baay la ñëpp ñu jugandoo xeexandoo fi jële fi kii je te le jure Sénégal ci guuta la jëm goo xam ne du fa génn ba keroog yomal xëy am parce que ay naafeq ak it fen munta yore am réew il faut ñu jël Sénégal teg ko ci dëgg respecté doomu aadama yàlla lim bind doomu aadama la ci gën a bëgg wala xadd karab naa bani aadama yow ngay doomu aadama ay doomu aadama di dee mu mel ne ay xaray dee te nga jiite réew mooma c'est du n'importe quoi Sénégal fekk àndugu taxawuñ ci dëgg mooy Sénégal du dem jëm kanam il faut ñu delloo Sénégal teg ko ci dëgg li ñu bokk mooy Sénégal ñun ñëpp ñu àndandoo ci dëgg jël kuy teg dëgg ñu teg ko Sénégal pour mu defar sunu réew mooma man de du ma nëbb léegi am na fu ma féete woon nekkatuma ko man Ousmane Sonko moo ma doy te moom la àndal te it ku ma gis danaa jéem a convaincre ku nekk nag nga am nga droit wax lu la neex am nga droit ànd ak ku la neex xasuma kenn mais kii laa gis mu taxaw ci wax ci li ma bëgg ma ànd ak moom sa wax dafa rafet sax parce que yaakaar naa ne suñu problème warul nekk xastante ñun ci suñu biir déedéet voilà suñu situation du ñun mais ñun suñu situation problème ki ñu jox suñu réew mi la ki ñëpp dajale confiance ñu jox ko mu trahir ku ñu wax leneen tooñ ko notre pays a un traître la ñu jox suñu réew mi te tey Sénégal a souffrir conséquence mais c'est ça la vérité
moom lañ jox suñu réew tey jii kuñ joxoon baaraamu tuuma tooñ nañ ko ndax c'est le président de la république bu ko neexoon lu ko neex mooy am Sénégal bu ko neexoon lépp ak ku mënti doon kilifa diine ñëpp a ci yem ku ci bëgg a def dara mu ne la du fa dem du ca dal du ko dal lu mu bëgg mu am bu ko neexoon tey jii kilifa diine bu mu ci mën doon bu la bëggee yëkkati da ngay jóg bu ne woon armée bi dem leen jëli ma ak ku mënti doon da ngay ñëw ça veut dire que dafa am benn côté boo xam ne loolu diine la côté beneen côté bi mooy Sénégal la ñoo ko bokk yow lañ jox bopp réew mi yaay dogal ci Sénégal Sénégal lu fa am yow la ku jam baaraam tuuma keneen tooñ nga ko c'est moom mooy responsable bi Macky Sall moom moo dugal Sénégal ci guuta nañ ko wax te dee poson la nag moom il faut ñu éliminer ko ñu jéem a xool nuñ ko sinon dana ñu poson ñun ñëpp le gaz c'est poison la waaw maa ngi jégalu nag bu baax sama sëriñ merci vraiment gars yi j'espère que comme niñ koy defee toujours j'espère que message bi jàll na te dinañ ko continuer jàllal parce que incha allahu rabbi alxamis bi dinañu fexe dinañu am vraiment Bala Moussa Fofana encore mu ñëw jàppale ñu ci waxtaanu géopolitique Sénégal bi parce que wax dëgg yàlla de li mu waxoon ci Idrissa Seck daf ci teg ñaari fan mu am àdduna bi yëpp gis nañ ko donc tey am na yeneen doomu aadama nag yu nekk di rangé wu pour dem ci côté gouvernement bi Sénégal moo tëddee noonu nag loolu kenn mënu ci dara voilà ma ñëw rek tuuti si suñu waa ji bàyyi waa ji génn ci Sonko tey monsieur Camara fàtte naa tur bi dama koy fàtte nag ngeen jéggal ma c'est un candidat présidentiel fàtte turam Camara suñu frère bi pourtant amoon naa opportunité présenté nañ ma ko Sénégal mais nit la koo xam ne j'espère que sénégalais yi war nañoo def ndànk bu ma nee def ndànk mooy doomu aadama am na droit ànd ak ku ko neex voilà je pense que bu àndeek Sonko gisatul boppam ci loolu mu bëgg a démissionner Boubacar Camara je pense que sénégalais yi dañ ko war a jox respect dañ ko war a jox cëram voilà il a tout droit à venir comme il a tout droit à repartir où il veut moom boppam je pense que loolu tamit il faut ñuy bàyyi doomu aadama yi ñu jox seen ak seen yelleef waxtu bu jotul nag kenn du ko julli ñu ngi dégg ay wax xam nga ñun toujours ñu dégg ay wax mais bu mu leen bett tey bu demoon sax joindre camp présidentiel bu boobaa nag yat yi ñu am pour dóor ko ci loolu ñu dóor ko ci loolu mais buñ ko jël di ko xas parce que dafa bàyyi Ousmane Sonko loolu du politique loolu c'est du sale boulot nañ ko bàyyi vraiment mu def li nga xam ne moom moo ko doy voilà ku bëgg a ànd ak Ousmane Sonko am nga ci plein droit ku bëggatul ànd ak Ousmane Sonko am nga ci plein droit saaga Boubacar Camara tey dafa mel ni rek nga saaga jigéen bu divorcé ne ko yaa ngi sëy ak góor boo nobatul te da nga fa war a toog par force donc non donc soyons un peu sportif nañ ko bàyyi mu ànd ak ki mu bëgg nañ ko bàyyi voilà bu demee nag camp présidentiel bu boobaa ñu laajaat suñu bopp ay question redressement yi ñu war a jël teg ko ci kawam ak daan yi ñu war a jël teg ko ci kawam ñu teg ko ci kawam voilà Bougane Gueye Dany tamit on a reçu les informations yi ñuy jot palais lay jóge direct ci Macky Sall directement ci palais bi lay jóge ñoom ñooy bëgg ñoom ci seen bopp ñooy bëgg ñu jël polémique yi sànni ko ci réseaux sociaux yi pour mu yaatu moo tax ki may woo ci biir palais bi ci boppam la may wooyee di ma jox ay information mu ne ma Bougane Gueye Dany est dans des négociations très sérieuses fi mu ne nii rangé wu rek moo des Bougane Gueye Dany voilà donc Macky Sall ba léegi aussi négociateur u palais bi ñi nga xam ne ñoom ñooy négocier Macky Sall aussi ñu ngi yóotu aussi Boubacar Camara donc nii la mbir mi demee mais nag comme niñ leen ko waxee waxtu julli bu jotul duñ ko julli niñ ñu ko waxee noonu lañ leen ko tegalee te duñ leen wax lu ëpp loolu tamit lu passé loolu tamit duñ leen ko wax mais en tout cas négociation yu avancé ñu ngi koy négocier ak ay doomu aadama parce que noonu la Macky Sall di fonctionner fi mu ne nii dafa dem ba yàq Sénégal ba mu leer ko ne moom mënatul defar léegi li mu bëgg a def rek mooy xool naka la mën a dajalee un maximum
de politiciens défaillants au Sénégal pour mën a contrer ki nga xam ne moom mooy opposition bi mu gën a ragal ci Sénégal muy Ousmane Sonko te loolu tamit am nañ ci responsabilité mes frères et sœurs parce que li tax may ne am nañ ci responsabilité mooy ñun ñëpp war nañoo mën a toog vraiment ñu xoolaat suñu taxawaay. Attendez. Voilà, asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi maa ngi lay. Grand Tounkara ça va. ziar naa la sama. L'américain ça va bien lu bees naka coono yi. waaw mais dama nekk live de da nga bëgg a wax ci live bi wala. naka ah déet kon woo ma privé woo ma voilà après voilà maa ngi jéggalu gars yi maa ngi jéggalu parce que xaw ma woon sax kii woote dama jékki-jékki rek jël ko je m'excuse xaw ma woon kii woote dama defe ne woon ku bëgg a participer la ci live bi donc ma jékki-jékki jël ko mais alhamdulilah parce que waxu fi dara luy toj te tudd fi tur voilà donc c'est bon voilà donc comme ni ma leen ko waxee nañu mën a respecter doomu aadama yi ñu bàyyi leen ci seen trajectoire. Notre frère Boubacar Camara, à un moment donné, a décidé de se ranger avec le PASTEF et il n'est plus. Lolo Doudara, c'est rien. Voilà, donc, nañ ko bàyyi parce que c'est un politicien. Il voulait être président de la République. Donc, bàyyiwuñu ko mu jàll le parrainage. Au moins, il était assez conscient en ce moment mu choisir Ousmane Sonko pour moom candidat bi nga xam ne moom moo ëpp ci moom valeur pour mu mën a gagner pour mu mën a defar Sénégal donc loolu honneur la ci Ousmane Sonko je pense que loolu rek nañ ko fa yemale te ñu bañ a manqué waa ji respect bañ koo xas bañ koo saaga bañ koo wax lu ñaaw parce que Sénégal moom xam ngeen jikko sénégalais dañ lay jéem a dëkkal foo dëkkul donc ñu ngi xaar pour ndaw Sonko yi génn commencé saaga bu boobaa ñu ne ndaw Sonko yi dañuy saaga gis naa sax benn naafeq bu génn tey suba teel di live naan wala moom day jox Pastef conseil nee na Pastef yaataluñu ngéew gi wala Pastef duñu bàyyi nit ñi xej moom nee na nit ñu bari pour ñu ñëw Pastef waaye dañu ragal Pastef kenn ragalu ko parce que Pastef deful dara benn doomu aadama Pastef du def lu ñaaw Pastef du def lu bon Pastef du fexeel doomu aadama lu bon Pastef li muy def yépp mooy liggéeyal Sénégal c'est tout Pastef ku fa ñëw tu es le bienvenu lenn rek moo fa amul mooy gâteau pour partager wax dëgg yàlla gâteau amu fa pour ñu partager moom waaye képp ku bëgg a liggéeyal sa réew bëgg a liggéeyal Sénégal am nga place ci Pastef képp ku bëgg a liggéeyal Sénégal am nga place ci Pastef képp ku bëgg a dimbali Sénégal te yàlla rek tax Sénégal nga bëgg a dimbali de am nga doole am nga place ci Pastef ndax man maa ngi nii di ko def kenn promettre ma gâteau kenn promettre ma tàngal kenn promettre ma chingom yaakaaruma ko ci sax wax dëgg yàlla dama koy def rek te yàlla tax te ma yaakaar ne y a des millions de Sénégalais comme moi qui ont la même responsabilité parce que wax dëgg yàlla lii defar sa réew soo ko gisee soo si taxawul tey boo jàppalee Pastef jàppale nga doomu Sénégalais yi dee ci géej gi dimbali nga leen boo jàppalee Pastef dimbali nga sa yaay mu am dépense boo jàppalee Pastef dimbali nga sa frère mu mën dem jàngi université bu set am diplôme am liggéey boo jàppalee Pastef dimbali nga ay doomu aadama ñu dem faju man loolu laa gëm parce que Pastef ñëpp a ko dajale dimbali donc ñëpp am nañu kàddu ci moom xam ngeen lu tax Amérique institution yi am doole même concept Pastef bii la ñuy doxee même xam-xam bii la ñuy doxee parce que gis nga Ousmane Sonko foofu rek laa ko nawee concept politique bi mu jël nii ci Amérique la ko jëlee mooy ku nekk le don de soi pour la patrie la patrie avant le parti mooy ku nekk nga jël sa Pastef sa góorgóorlu nga dimbali ci sa réew mooy nga cotiser nga contribuer ma ne Amérique ñun dañu contribuer pour fal président xam nga ñun suñu président bi ki ñu fal nii Joe Biden dinaa la wax ñaata xaalis la dajale je vais vous dire combien d'argent il a accumulé par des dons de $7 de $10 $7 $10 $12 $7 $10 $12 maanaam maye yi gën a bari yuñ ko may 10 000 francs la ba 20 000
maye yu gën a bari yu ko doomu adama may 10 000 la ba 20 000 il a accumulé plus de écoute-moi Joe Biden a accumulé plus de 500 millions de dollars xam nga loolu mooy la plus de 300 milliards la dajale 300 milliards de francs CFA la Joe Biden dajale ci campagne am bi 300 milliards la campagne wala lu ko ëpp ok xaaral ma xool ko parce que bëgguma juum ok xaaral ma xool ok fundraiser ok damay ñëwaat foofu teg leen seen loxo foofu how much money did Joe Biden raise for his campaign? Okay. How much money? Gars yi tappel leen ma ko yéen mun nga mën ko Google faut dire Joe Biden comme disent les Français. Joe Biden. How much money Joe Biden raised? Joe Biden raised. Okay. Léegi ñu ñëw. Léegi may leen ma ñëw maa ngi koy chercher. Ok. Joe Biden has finally disclosed who raised him the biggest money just in the campaign now. How much? Come on. I want to know how much. What's the total amount of money Joe Biden raised for his campaign? Voila. Joe Biden has raised, déglu leen, Google moo ko wax mi ngi nii. Joe Biden has raised $432 million. te loolu dama ko tante 500 millions dama ko tante. mais Joe Biden announced a record 383 million in September. No. Wow, en septembre. Voilà, Joe Biden has raised 203 million came from online donors. En ligne, online, il a accumulé 203 millions de dollars. Donc, ce qui est extraordinaire, il faut ñu xam ne Sonko li muy def nii moo mën a avancer loo réew mais yow naka nga mën a toogee benn doomu xaram boo xam ne démb benn samba boy la benn sàmmakatu nag la mu jékki-jékki mu ne la dama ñëw bëgg a jiitu sa réew fu muy jëlee xaalis bu mu jiitoo sa réew xaalis bu mu sàcc la ci yow il t'a volé 400 millions de francs et il veut 400 milliards et il veut être ton président. Il t'a détourné 400 milliards mu ñëw mu ne dama bëgg a nekk sa président wu réew kooku boo ko joxee réew mi dina la détourner yeneen 10 000 milliards mais it's common sense ku la sàccal 1 milliard ëllëg nga ñëw dugal ko ci sa benn institution boo xam ne am na yeneen 2 milliards 300 milliards mais ça c'est de la folie ça c'est d'être bête loolu yëfu dof la yëfu dof dëgg mooy loolu. Et je pense que vraiment les Sénégalais nous devons prendre nos responsabilités. Voilà, Sénégalais yi dañu war a jël suñu ay responsabilités te ñu xam ne ñii ñu jiitu bëgguñ ñu ils ne nous aiment pas ils ne nous respectent pas nañu jël suñu ay responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Dinaa ñëwaat ak yéen live ci Instagram bi comme ni ma koy defee toujours. Dans 1h40 mooy 16h heure Amérique 1 million marche fa Sénégal am na Instagram voilà donc dinaa fa ñëw encore incha allahu rabbi dans quelques instants dans 1h40 diggante bi may dem julli noppalu tuuti
jël tuuti liquide après ma ñëw ma continuer waxtaan bi ak yéen mais ci Instagram bi yoon donc incha allahu rabbi nañu joxante waat rendez-vous rek ci Facebook bi suba bu soobee yàlla même heure 13h heure Amérique donc Instagram bi muy 16h heure Amérique donc Instagram bi maa ngi ciy ñëw dans 1h40 defe naa loolu mooy doon 9h heure Sénégal voilà wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu